tey nañu la machine judiciaire s'emballe ou est en branle est-ce que tey projet bi nga xamante ne yàgg nañu ko coow tey mën nañu jàpp ne benn pas la ngir ñu mën a dem ci leeral fanweer ak juróom-ñaari milliards yi nga xamante ne ñu bëri ñu ngi wax ne dafa am luñ ci luubal wala en tout cas am na ci loo xamante ne c'est d'une question d'opacité. non man bu yoon deful woon nii dina am jaaxle parce que Seydou Kane ak sortie mi mujj yi Thierno Alassane Sall ni mu ci toppee conférence de presse Jean-Michel Sène yu leerul dëkk village yi toog di xaar courant mais autant de points yoo xamante ni bii war na mën a tax justice dugg ci pour mu leer ne serait-ce que bu doon benn petit 5 milliards dafa war a leer xam nga détournement yàgg naa am ci ay agence wala ay société ñu koy dénoncer justice daf liggéey mais c'est-à-dire bii dafa nekk détournement bu ñu nangu te kenn nanguwul ni yow la et ñu dem ba ci biir mu am ay xeetu kokkali yu ci am en fait ak parloo gu ci am te affaire bi du caaxaan Alamine nee naa la gis nga agence bi ki ko jëkk a jiite bi ko Abdoulaye Wade créé da ciy dugg kaso pour wax la ni yombul parce que yow mi ko jiite da nga ci ëppul doole ñi ngi ko séqal financiers yi nekk ci biir yeneen administrateurs yi nekk ci biir ba nga nekk sous contrôle d'un ministère c'est-à-dire que xaalis bi dafa bëri ci yow te sa pouvoir bariwul ndax ñi la séq moo tax alors gis nga Thierno Alassane Sall politiquement man mënuma convaincre depuis APR ba léegi politiquement mais connaissant la personne mais amul jotu topp ci benn weccet ñeenti at dañu waxante dëgg xoolal connaissant la personne bu amul ay preuve wala lu mu téye dañ doon amul benn preuve la moo tax pôle judiciaire dugg ci pour ñu def ouverture d'information judiciaire dañ doon mus a wax ni waxul dëgg bu waxul woon dëgg du dem porter plainte le 16 octobre 2025 affaire bi du loolu kan la fan la jaar nuñ ko jokkalante loolu moo am solo alors li tax dossier bi war a leer ASER li mu waroon def comme bilan tey électrifié ku lu toll noonu de loolu na leer ci village yi ci Jean-Michel Sène la tage fan la tage en tout cas ñiy xaar ñu ngi xaar et tey même électrification rurale boobu dañ ko war a leeral ci anam gi ñu koy defee xam nga da ngay dem ci benn village ñu tabax benn centrale électrique ci wetam bu mag soit mu nekk centrale charbon centrale éolienne centrale solaire comme Tobène comme Malicounda comme Taïba yooyu yëpp ci nguuru Macky Sall la mais ci village bi nga xam ne moo taqaloo ak centrale bi cédé ay terram pour centrale bi beneen dañuy jëli beneen société étrangère mu leen di alimenter ci courant ñu jël projet d'installation bi maanaam samp poto yi ak fil yi ñu ni ay réalisation yu ASER la alors dafa am benn accompagnement bu ñuy accompagner village yi dañ leen di jëndaloo fasu yaa biir te duñ leen ko goublé village ñu indi la ay poto defal la ay courant monter leen compteur penc que yéene jënd courant pour alimenter seen ñetti lamp yi tàkk ci dëkk bi loolu benn la beneen bi ci des nit ki boo ko yóbbulee courant muy li ñuy wax électrification rurale nga ñëw def connexion tal lamp yi filmer ko sinap ko boo demee 2 mois après lan la waa dëkk ba di dund lan mooy nekk seen souffrance xam nga yooyu duñ ci bàyyi xel il faut nga nekk villageois pour comprendre en fait lan la nguur gi di glorifier woo ci souffrance su Sénégalais yi nga xam ni génn nañu leen ci seen këll suñu këppoo woon te fu ñu leen teg taxul ñu xëj yàqal nañu leen seen leeraange indi leen leeraange gu ñu mën ta fay ñu continuer delluwaat ci lëndëmte gi ñu nekkoon ñu yàq sakkaloo leen seen ay teen indi leen robinet bu dul xel chaque jour te fekk seen teen yàqu na gis nga xaalis bii
dafa war a leer te xoolal maa la wax ni fokk mu leer bi ñu commencé ba léegi audition yi mun na leer xawma lu ñu wax mais li génn ci biti te ma waxoon ko ñi àndoon la Jean-Michel Sène di tëb di dal je le répète kenn waxagu ci lu leer ci xaalis boobu parce que man su ma nekkee directeur dossier mënu mu ump même man bu ma ci setee je coopère faut ma coopère ak ñi nga xamante ñooy justice wala ma coopère ak ñi nga xam moom mooy tuumaalante ñu ni hey diw Al Amine yow lii ak lii ak lii bu ma amul accès ci yow man ma cité sa tur que yow Al Amine lii ak lii nii la demee ci yow mais position Seydou Kane finalement mel ni kuy kokkali c'est-à-dire comme dañuy for xaalis bi et loolu xaalis bor bu Sénégal di leb la et mënoo fexe ba du am ay bopp yu ci wadd parce que xaalis boobu 37 milliards yàlla Thierno Alassane Sall demal nga dégluwaat démb bi muy wax assemblée nationale def ni juróomi milliards xam ngeen ki ko jël xam ngeen ñi ko jël xam ngeen fi ñu ko def waaye ay nit di jéem a défendre di diaboliser affaire yi du tolloo 37 milliards y a 2 mots ci biir y a 5 milliards y a 37 milliards te bu ñu nee ba ci kanam tuuti ba enquête judiciaire bi ubbeeku dinañu comprendre pourquoi les 2 chiffres différents ci benn xaalis bi ñuy toppee te ñu financé woon ko pour électrifier ay villages fii ci Sénégal kan la ñan la ak kañ la xëy na justice moo koy leeral mais dama ne waxuñu ci ngelaw lii am na xaalis bu ñu war a leeral diggante Azer AEPO ak Seydou Kane et loolu dafa war a leetal loolu mooy li Thierno Alassane Sall demandé mooy li ma demandé mooy li beneen Sénégalais demandé mooy Sénégalais bi ñu waroon a électrifier village am te amagul électrification donc la justice doit faire son travail mu bañ a am parloo et mënoo woote démb ñu def article ñu modifier article 37 à l'Assemblée nationale ñëpp applaudir ko ñëpp ànd ci ñu suivre Ousmane Sonko barki démb ñëpp ànd ci ñu affronter ñi nga xam dañu doon wax ay waxu kees xawma lan primature ñu recadrer leen wax leen yëf yi tëddee et après ngay noppi ci xaalis bi toll ci 37 milliards non mënul nekk fokk dëgg ji éclaté wu pour ñu xam xaalis boobu gaañ fan la dugg lu ñuy nëbb ci xaalis bi. 37 milliards la yoo xam ne yàgg nañu di ko wax ci biir réew bu Sénégal projet électrification rurale la ñu ko jagleeloon tey la justice dugg na ci mbir mi gannaaw bi nga xamante ne kenn ci ñi doon yëkkati dossier bi muy Thierno Alassane Sall yóbbu woon na ko ca parquet judiciaire financier. maa da ngeen ne Fatou moom sujet bi saa bu ma ci duggee bu ma ko laajee dina ne ma c'est un sujet boo xam ne.